jërëjëf ñu delluwaat fii si Star TV Sport Bantaba nekk programme boo xam ne far na di ñëw every week from the hour of 11 ba 12 pm fii si biir lii di réew mi ñu gën nag di faral waxtaane lépp lu nga xam ne rek mooy dem si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di réew mi ak ndaw ñi nga xam ne jamono bi ñu ngi foofu sa bitim réew di Gambian players yi ñu nga xam ne ñu ngi foofu sa bitim réew fu waaye munti nekk rek far nañ di xool ni mun a amee lii di ndaw yooyu xool ñoom it seen nekkim foofu si bitim ama réew jamono bi nag comme nuñ ko gën a yëgee rek xam nañ ne sport in general jamono bi dañ ko tegagum boor si ay fan jamono bu nga xam ne nag gis nañ lu nga xam ne moo xew si àdduna bi jamono bi mooy di coronavirus bu nga xam ne jamono bi rek moom moo spread worldwide ba tax na nag WHO di si jël ay matuwaay di si liggéey tamit ak réew yi pour rek gis ne lii nekk na lu nga xam ne dinañ ko safaral nu mu gën a gaawee te tamit rek ñu ñaan si yàlla borom bi moom nga xam ne rek si moom lañ jógee te si moom la ñuy dellu mu safaral ñu mbir mi ndig jamono bi moom rek a ñu mun a jàppale ba gis ne daal lii dina nekk lu nga xam ne dinañ ko fàtte ba tax na loolu tax na tey dinañ waxtaan si wàllum li tàggat yaram waaye si li ñu gën a waxtaanee mooy ñu nga xam ne nag ñoom ñoo yore tàggat yaram fii si biir lii dama réew mi nekk nañ ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi ñoom it ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax di waxtaanal li askan bi si lépp lu nga xam ne rek noonu lañ mën a def ba gis ne daal dinañ mën a mucc si lu mel nii loolu waral nag tey dinañ xool si jàngat bu nga xam ne nag gis nañ Ibou Faye mu nga xam ne moom mooy competition département bi am na kàddu yu nga xam ne nag gaaral na ko ak Star TV ñu nga xam ne ñoo ko demoon toog waxtaan ak moom am na kàddu yu nga xam ne gaaral na ko ba tey Gambia Football Federation président bi tamit kii di Lamine Kaba Bajo moom it am na kàddu yu nga xam ne gaaral na ko si lu mel nii moom nag joxe na statement bàyyee ko foofu sa football house bi foofu sa Kanifing benn tey am na some players yu nga xam ne foofu sa bitim réew ñu it yónnee nañ ay message fii si biir lii dema réew mi loolu tamit nekk na lu nga xam ne dinañ ko xool benn tey ñu ngi xool ndaw yi nekk foofu sa bitim réew si ban amam lañ nekk jamono bi good nañ ñu ngi am very positive news si ndaw yooyu jamono bi ñëpp ñu ngi si dal ñu ngi si am wér-gu-yaram bu baax ba tax na am na ñoom ñi nga xam ne sax yónnee nañ vidéo di train foofu seen biir lii di matuwaay yi pour rek mën a maintain seen fitness loolu nekk na lu nga xam ne tamit dinañ ko xool fii si biir lii di kër gi benn tey li ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di Kampo mu nuyu ñu nga xam ne ñu ngi toppa si Star TV via TNT bi ak lii di Star TV si Facebook bi mooy Star TV Gambia on Facebook live bi kon nag Kampo ñu bàyyi la nga nuyu. waaw jërëjëf Mbaye ñu nuyu mboolem suñ living viewers yi nga xam ne ñu ngi seetaan right now on the Star TV comme na ko waxee rek yaa sa headlines bu ko xam ne right now lu nekk mu ngi stop but comme ni nga ko defee sport never stop it is still continue because every day thing la te ñëpp xam ne la moo nekk di daw right now si world bi so gars yi ngeen sa headlines so naka stay tuned and enjoy the show because it's going to be interesting video ak naka la ñoo mën a prevent seen bopp with this virus. alright jërëjëf loolu nekkoon kàddu yi nga xam ne rek ne moom lañ gën a bugg a waxtaanee ndax sax ñu bëri foogoon nañ ne sport du am waaye comme ni ko Kampo waxee rek sport du mos a jeex mun nañu ñëw fii sax indil leen yeneen nga xam ne rek ne mu ngi xew si wàllum li tàggat yaram di gis nañ ne benn tey xibaar mu ngi am si wàllum li tàggat yaram foofu sa bitim réew waaye nag ñun lu ñu ñor mooy fii si biir li dem réew mi si suñ tàggat yaram bi ndax team si ñu ngi dem ak mesos yu nga xam ne moom la ñu nga xam ne rek moom ñoom lañ jiital teg fii si biir lii dem réew mi ndi gisoon nañ président bi nag génnoon na wane ne lépp lu nga xam ne rek jamono bi mu ngi xew si wàllu ni di gathering te gathering nag soo ko waxee mooy fu nit ji di mbooloo di dajee kon yaakaar naa ne football si la bokka ndi football dafa am crowd loolu tax na nag ne gis nañ football jamono bi postpone nañ ko waagum ba April on the 7 ñu ñaan fii balaa April on the 7 daal ñu gis lépp lu nga xam ne rek moom la ñu ñaan jamono bi fii si biir lii dem réew mi ak yeneen réew yi jamono bi ndig ne rek duñ mën a ñaanal réew yi Gambia rek bàyyi yeneen réew yi lu ñu mën a def rek mooy ñu ñaanal askan bi yëpp fu ko fu waaye munti loolu rek mu mucc si lu mel nii ba tax na tey nag lu ñu njëkk a xool mooy dinañ xool Ibou Faye nag si kàddu yi nga xam ne gaaral na ko bu Gambia National Sport Council yónnee bataaxel nag ne suspend nañ lépp lu nga xam ne rek mooy dox si wàllum lii di sport fii si biir lii dama réew mi suñu reporter nag demoon nañ dem nemmeeku ko moom mii di Ibou Faye pour waxtaan ak moom si lu jëm si suspend lii di ama ligue bi comme foofu sa bitim réew rek ñu ngi koy xoolee jamono bi xam nañ ne ligue si suspend nañ ko ba tax na nag ñu ngi laaj ndax ñu toog ligue si dinañ win ligue si bu fekkee ne nag calendar bi mënuñoo may ñu puus dem jekkali ko ndi xam nañ ne football
calendar la sport in general calendar la jamono bi tamit eggaguñ foofu noonu fii si biir li dem réew bi waaye su fekkee nag dem nañ ba bëgg a egga foofu ñaanuñ ko yàlla dinañ dem xooli nag football autorité laaj leen nag si yan matuwaay la ñoo taxaw ba gis ne ñu nga xam ne nag ñoom ñoo topp ligue bi ak ñu nga xam ne ñu si relegation zone bi lan mooy seen fiit jamono bi ndig lu mel ni Spain war nañ ne dinañ dem xool ndax ñu topp ligue bi foofu mooy Spanish division bi ak Segunda division bi ndax ñoom dinañ leen jox ñu win ligue bi wala ñu nekk si relegation bi dinañ leen wàccee loolu tamit nekkal lu nga xam ne dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax fii si biir li dem réew mi li ñu def rek mooy dinañ dem xool yi Ibou Faye si kàddu yi nga xam ne nag gaaral na ko ak Star TV. Ibou Faye, the second vice president of the Gambia Football Federation, said the coronavirus is a global concern and football is one of the biggest follow sport disciplines in the country, and it is also affected by suspension of public gathering. Football is part of public gathering, so obviously all the national leagues will be postponed for 21 days as highlighted by the president and also from the expected press release from the Ministry of Youth and Sports to suspend all sporting activity. So football also as part of the community will be suspended, and we ensure that the health of our players and the public at large is taken care of. Mr. Faye further added the negative impact the virus will cause to football in the country and beyond. It will disturb all aspects of football, even the world economy, it will disturb it. So if the world economy have a challenge, football will have a challenge. It will disturb club owners who will have to look at whether their clubs will continue training and so on and so forth. So it has a very big impact that it cannot be measured now, but it's going to be very, very difficult to now say this is the impact that it has. All of us are looking at the challenges that we are going to face, both as a footballing country and also as a country. As the Minister of Finance have said that if this situation passes, it will cost the country over 1 billion, which is a lot, which will have an immense impact, negative impact in our lives. jërëjëf thank you very much si kàddu yi nga xam ne mu bàyyeekoo si Ibou Faye mu nga xam ne moo yore competition département bi Kampo dégg nañ kàddu yi nga xam ne mu bàyyeekoo si Mr Ibou Faye lu nga xam ne wane na ko comme buñ ko laajtee rek lan mooy impact bi bu fekkee ne sport xewut jamono bi jël na ko fu gën a am doole mooy wàllum li di économique bi si boppam jamono bi gis nañu di wool économique bi si boppam dafa daanoogum ndig ne dara doxut jamono bi si àdduna bi loolu tax na lii mu xaw a métti ba tax na nag war na ne Minister of Youth and Sport jamono bi suspend nañ lépp lu nga xam ne rek mooy si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii dema réew mi comme ma ko waxee rek amaana dinañ gën a waxtaan ak moom lan mooy féet bi jamono su fekkee ne calendar bi mayut ñu ko jamono bi lan mooy féet ñi nga xam ne ñoom ñoo topp mooy first division second division female league first division ak second division ak ñu nga xam ne ñoo nekk si relegation zone bi loolu yëpp nekkal lu nga xam ne dinañ si waxtaan waaye eggagul foofu noonu waaye dégg nañ kàddu yi nga xam ne fuñ segandeku ba suspend lii di ligue bi waaw te dégg na because of football especially dafa affect football because football public gathering la because doo mën a play football without the fans te foofu crowd bi daf lay bëri plus tamit ak other sporting living yi sax nekk only for football sax te beneen ay basketball volleyball because it's all public gathering it's very sad because of fa ñu jël rouge bi kay génne because of dama ne waa WHO comme ni waa ñu stop public gathering for the main time pour mën a prévention booba from the virus xam nga pour virus bi xam nga bu spread bu ko soo ko amee nga nekk si public bi xam nga laal ni nga laal keneen tamit laal boppam mu dem laal keneen tamit dafa gën a bëri so moo tax gars yi wax na ñu jël mesures yoo xam ne ak guidelines ñuy gars yi jox ñu mun koo living study so ñu mën a save ourselves but lii is a global thing it's very sad mu ngi ko si waxam bi sax economic living su li def continuer benn balaa at bi di jeex Gambia will cost xam nga 1 billion bu ko ñun suñ living bi sax suñ économie suñ ko living suñ budget bi suñ ko asset dëgg dañ demee ne suñ budget bi lii moo fa nekk 1.something billion moo fa nekk so si 1 billion moo fa génne so it's going to be a hard the way of living sax dafa naari liggéeykaay yu bëri fa gaay wàññi staff so loolu dafa nekk disaster but lu may ñaan yàlla rek yàlla am ñu rek moom muy si feebar bi
xam nga mu tegal ñu ko moom is in control so the best thing bi la waaye the best thing tamit di jël WHO seen advice bi rek bi naka safe nga nekk sa kër yi rek plus tamit nangu seen guidelines yi but time goes this thing will be gone and everything will be back to normal. Alright, thank you very much. Loolu nekk li nga xam ne rek moom lañ jàngee foofu sa Gambia Football Federation si kii di Ibou Faye yore lii di competition département bi jamono bi nag lu ñoo def mooy dañuy dem xool tamit rek si lu nga xam ne rek gis nañ Gambia Football Federation président bi Mr Lamin Kaba Bajo moom it nag joxe na statement si lu dem si mbiri corona bi ndig ñoom lañ jiital si wàllum li di tàggat yaram baax na trop ñu gis ne ñoom it génne nañ waxtaan li di askan bi ni ñoo mën a def daal ba gis ne daal dinañ mën a fagaru kon nag ñu dem xooli Mr Lamin Kaba Bajo moom it jamono mu ngi gaaral statement am foofu sax football house Kanifing. Good afternoon all members of the football family, both in country and beyond. I have also the pleasure to send a short message on the current coronavirus pandemic. Following the declaration by WHO of the virus infection globally as a pandemic, FIFA and CAF have taken certain measures restricting or suspending or cancelling certain football activities. The Gambia government, also the President of the Republic of the Gambia, His Excellency Adama Barrow, also delivered a nationwide statement 2 days ago and putting in certain measures by the government. The Ministry of Youth and Sports, through the National Sports Council, has also issued a statement pronouncing suspension of all sports activities, including football. And consequently, the Gambia Football Federation also, we have suspended all football activities, both all the leagues, first, second, third division, and at all levels. In this regard, we also want to join leadership of football globally and continentally to give you this short message as to the importance of the need to take the necessary precautions as prescribed by WHO and also the government of the Gambia through the advice of the Ministry of Health. In this regard, I urge all footballers and all my compatriots stick to the guidelines as laid down by WHO and our local health authorities. The virus is real. It can affect any category of people. I thank you all. alright jërëjëf loolu bàyyi ko rek si Lamin Kaba Bajo mu nga xam ne moom lañ jiital football fii si biir li dem réew mi jamono boobu mu doon joxe ay kaddu moom it nag di joxe kaddu yu nga xam ne rek mu ngi bàyyeekoo si ñu nga xam ne ñooy supérieur mi mooy ñi di CAF ak ñi di FIFA jamono boo xam ne gis nañ CAF ak FIFA suspend nañ all activities lu nga xam ne rek mu ngi relate into sport di xam nañ ne Africa Cup of Nations qualifiers yi waroon naa xew si at bi sax war naa tax sax on the 30th Gambia waroon naa play tournament game fii si biir lii di ama Gambia against ñii di ama Gabon first leg bi waroon naa play in Gabon léegi lu ñu xalaat rek mooy dellu si waat fii play fii against ñii di Gabon loolu mënut a antu lu ko waral rek mooy lii di virus boobu noonu gis nañ tamit FIFA cancel nañ all games yu nga xam ne waroon naa xew mooy Euro bi mooy World Cup qualification bi loolu yëpp nekkan lu nga xam ne cancel nañ ko UEFA Champions ama League bi Europa bi loolu yëpp nekkan lu nga xam ne cancel nañ ko jamono bi ba tax nag gis nañ Mr Lamin Kaba Bajo jamono xam ne ngi joxe lii di statement si matuwaay yi nga xam ne mu ko doon def balaa moo dugal si biir lii di GFF office am mooy doon di raxas lii di ay loxoom lu tamit nekkal lu nga xam ne lu ñu rafetlu la lu nga xam ne WHO wane nañ ko gis nañ fii si biir lii di ama réew mi sax foo dem rek jamono bi fii réew mi Gambia bés man fu ma dëkka gis nañ ñu nga xam ne ñu ngi voluntary di dugg si biir lii di réew bi dëkk bi di won ndaw yi nekk si kaw tali bi xale yi nga xam ne school tëj nañ ko jamono bi ñu ngi fo ni ñoo def ñoom it yan matuwaay la ñuy jël suñ jógee ko li nga xam ne def nañ ko mooy nañ raxas seen loxo yi ba set balaa ñoo def dara kon yaakaar naa ne ñu tamit ñu ngi leen naa gërëm bu baax a baax ndig ne bàyyi nañ lépp lu ñu war a def di dédiquer seen boppa si biir lii di ama réew mi di def liggéey yooyu gis nañ leen apprécier nañ ko bu baax a baax Kampo gis nañ GFF président bi Lamin Kaba Bajo very important message bu nga xam ne joxe na very
important message bu joxe because of important na trop because of bu moo dugg si boppam dafa raxas loxoom bi dem si office balaa moo toog mu raxas tamit loxoom bi because dafa war a jël loolu always waaw set ba nit si waaw islam nit ki da nga war a set islam moo ko no sax because of the Prophet sallallahu alaihi wasallam moo ko islam fi balaa ngaa lekka da nga war a raxas loxo soo paree tamit da nga war a raxas nit ki da war a set bi si islam la jógee Prophet war na ko so you have to the best thing like completely living like guidelines yi gaa jox so we have to save ourselves plus tamit CAF ak FIFA dem leen ba stop so waaye nga dig Gambia tamit te président bi tamit joxe na décret so that pour ñu stop all public gathering some at the GFF although football is very expensive because of right now teams are in high gear league baa ngi war a jeex ñu ngi dawal second round waaw first game bi so affaire stop nii so lu bëri la moo yokk so lu mu advertise players tamit na gars yi dégg guideline bëgg nañ ku nekk bu ñëw fit te mën a fay mën naa téye ku nekk xam nga daan ne du téye xaleel du téye li waaw mën naa téye any black man waaw ni loolu nekk waaw yaa ko kon ñu jëlee that living that precaution waaw dafa téye ku nekk daal so his word his comment is very good te advice bu ñu jëlee tamit especially pour players yi tamit ak plus tamit football fraternity bi tamit ak moom tamit officiel bi tamit so moom di lii di lii set by exemple bu ko moom moo joxe exemple si boo bu moo dugg si raxas so you expect everyone mboolem ku ñëw tamit jeefe bu ko football is always busy because always busy but it's football every day there is something new lu gars di plan pour game bi so it's a very good advice bu ñu joxe ni it's very good advice so comme like mu nga let us be safe and go by the rules and regulations of the WHO. Alright, jërëjëf loolu mooy bàyyeekoo si Gambia Football Federation président Lamin Kaba Bajo xam naa ñu bëri nag dañu wane tey moom sport bi ñu ngi ko def si mbiri health jamono bi ndig ne jamono bi amuñ benn activités buy dem si wàllu bi di football kon nag su fekkee ne lii moo nekk di xew si matuwaay yooyu la ñu war a doxee ñun next thing li ñoo xool mooy Gambian players on abroad ñi nga xam ne ñu ngi foofu seen various league bi in Europe gis nañ ko mel ni kii di Omar Colley gis nañ kii di Ndaa mooy capitaine gis nañ kii di Ibrahima Sohna gis nañ kii di kii Modou Diouf mooy Toldo mooy goalkeeper national team bi ñoom am na cadre yi nga xam ne ñoom ñooy force back bi nga xam ne yu ne nañ message fii si biir li dema réew mi te ñëpp seen message yi ñu ko joxee fu nga xam ne fa la gaay nekk jamono bi ndig booy yi xam nañ ne dañ tasaaroo am na ñu nekk Malta Saudi Arabia am nañ Italie am nañ ñi di Switzerland kon nag loolu nekk na lu nga xam ne lu ñu rafetlu la ñoom it ñu ngi yónnee message dinañ xool message boobu noonu lan lañ fa jàngatee ñoom it si ndaw yi fii si biir li dema réew mi kon ñu xool suñ some of the Gambian players message bu nga xam ne yónnee nañ ko fii si biir li dema réew mi. Fellow Gambians, with the Gambia reporting its first case of the COVID-19 known as the coronavirus, we are all sad and heartbroken about the news. As players, we are therefore sending our support, love, faith and encouragement. As a nation, let us work with the government, listen to their advice and follow their directive. We pray and urge every individual to stay calm, united and exercise self-isolation as much as possible. Stay away from public and stay away from big gatherings. Our character, our resilience, our togetherness have seen us surpass a lot of challenges in the history of this country, and together with the same determination, I have no doubt we can stop the spread of this virus in our country. Kumbi nga kalamtanya min tembo mimbita kan dunia kono sasa mi ale kapai coronavirus aba dunia batandika ni sasa dia sartul le nyini ka pour ka kele ndu sartul la mon kolia on sartul mi alo ko nyanta ka bulu ko si andi bakela ni safuno nga kata fana bulu dio nga wopo anin ka fo badawo da nga kata ka kala kata jima fon andun hani fintita nga jamfanyura ni min fana batotola e da try da koba ninga work together we can fight this. Otana yelu ndaw si affaire coronavirus bi naka lañ ci aare suñ bopp mele ñuy raxasu ak saabu lu bari suñ nekkee foo xam ne ni mën nañu yu saabu ñu moytu laa suñ boti suñ gémmiñ yi ak suñ bakken yi ba pare ñu moytu joxe loxo bi suñ saxate wala ñi ci sooli nañ ko
ba pare ñuy stay suñu kër yi ba pare moytu. Just want to keep urging you guys to keep washing your hands, avoid socializing as much as you can, keep your family safe, and to prevent this virus spreading. I know we are doing a great job over there. You guys, if you're having any symptoms, to stay at home and to call 1025. And the guys over there are working hard to provide as much information. As players of Gambian national team, we are ready to support the government and the health office. And thanks everyone from the national team players. Right, jërëjëf, thank you very much control room ben tey rek Kampo loolu moo nekkoon place nga xam ne gis nañ some of them ku mel ni kii di Moustapha Karayol, Fouti Danso, Ibrahima Soxna, Toldu, Omar Koli ndaa nekkan ñu nga xam ne rek joxe nañ very important message fii si biir di dem réew mi almost comme rek su fekkee ne fii nga comfortable wala gis loolu loo xam ne daal jafe-jafe sa yaram la the best way mooy de koolal ama 1025 yaakaar naa ne moom is very cheap 1025 mooy 1025 ne boo defee loolu ñoom foo munti nekk rek dinañ ñu jël si la xool si yéen amam nga nekka so yaakaar naa ne is very good information pour ñëpp ba si baaxel bu baax a baax waaye Kampo noo jàngatee kàddu yi nga xam ne rek mu bàyyi ko si place nga xam ne ñu ngi foofu sa bitim waaw very good advice dégg ko si audio moom mu ne buñ déggee feebar bi ba moom gis na lu bëri biir Italie so buñ déggee ne feebar bi dugg na Gambie benn kiis la ngay am it was shock but the only thing like lu mën a wala ñu dem bàyyi rules and regulation of the WHO ñu rasul laws yi ñu bàyyi distance bi tamit plus tamit kii tamit waa bi tamit moo jub ne wane ne comme ñu bàyyi public gathering plus even nit ki soo amee sot nii sax soo tisoolee sax xam nga jël sa loxo bi nga tisoo mbaa bul jigéen nit ki because soo ko defee mun nga ko infect ñoom si ñu yëpp seen advice is very good the same thing to Moustapha Karo the same thing to Soxna comme ko xam ne mun loo understand sa yaram bi nii rek xam nga rek koolal WHO seen na mu bëgg a joxe mooy 1025 nga mun a lifin nga mun a gaaw report affaire gars yi mun a ñëw to your ears so it's good to advise because soo understand soo xoolee ñoom lu ñuy wax rek affaire loolu la because lii virus ba mooy la according to the WHO ngelaw la kenn mun fan la nekk some public tam mu si kaw air bi so xam nga la mu ngi rek di spread bu ko yeneen dégg amuñ ko but the best thing to prevent ourselves mooy guidelines yi rek guidelines yi mooy the best thing te seen advice is very good xam nga people also learn about it bu ko ñeneen tamit déggul still now bu ko ñeneen tam ñëpp mënut a dañu ak yeneen health living facility organisation yëpp agul si kër yi bon léegi soo xoolee si social media yi maa nga xool nga jot vidéo bi nga déglu so di nga understand how to prevent yourself from this disease. right ben tey rek loolu nekkoon message bu nga xam ne rek bàyyeekoo naa si Gambian players yi ñu kontaan si bu baax a baax rek gërëm leen bu baax a baax ñu mit si time bu ñu dédié réew mi jamono bi naame sax ñu ngi si seen club si xam nañ ne rek ne jafe-jafe la trop pour nga war a mun a joxe statement waaye nag ne def nañ seen kéemtalaay kattan ba gis nañ ñu ngi gën a sensitise nit yi kon loolu nekk na lu nga xam ne rek rafetlu nañ ko bu baax a baax fu ñoo mujjee nag pour tëj tamit lii di programme bi comme ma ko waxee rek du nekk ay very long programme ñu jégalu bu baax a baax almost 1 hour programme lay nekk waaye tey dina nekk just 30 minutes programme lu ko waral rek mooy ne xam nañ ne all sporting activities are suspended fii si biir lii dem réew mi waaye nag dinañ mun di ñëw every Saturday waaye nag ñaanuñ yàlla next samedi ñu ñëw fii di waxtaanee mbiri corona lu ñëw ñaan rek mooy bu ñëwatee next Saturday daal ñu waxtaanee another thing lu nga xam ne is very positive very important pour nation bi mooy ne lépp lu nga xam ne moom lañ doon xeex yàlla may na suñu ndam ben tey lu ñoo def rek mooy ñu dem xool yi kii di Lamine Diallo beeg nekk na si ndaw ñu nga xam ne comme moom lañ am access pour am li di vidéo jamono bi waaye nag ne ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour am all the players foofu su nga xam ne ñu ngi in Europe ñu ngi make good contact with them pour xool ñoom it si lu ñu nekk jamono bi waaye nag ne most likely three quarter players ñu ñoo yëgoo yëpp ñu ngi very good safe hands jamono bi foofu si bitim réew kon no need to worry ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax suñu players yi du ñun kese waaye képp nga xam ne doomi Gambia nga yaa ngi outside Gambia ku nekk daal mun nga make sure daal you make try contacts xam si lu ñu ne jamono bi foofu si biir Europe
good news mooy ne suñ players yi they are all safe in a very good health condition jamono bi ba tax na sax kii di Lamine Diallo moom am na lu nga xam ne defoon na ko pour gën a fit maintain li di fitness am foofu si biir lii dema Italie xam nañ ne foofu la mbir mi jamono bi gën a amee doole bu mu bàyyeekoo foofu si biir lii di ama China bente rek suñu ñaan di dem foofu si biir lii di Italie pour rek mbir mi wàññeeku jamono bi ñu xool kii di Lamine Diallo beeg dellusiwaat fii si Star TV Sport Bantaba. alright jërëjëf Kampu Beck ñu gis ko muy def on training session am. waaw boo jëlee toog because of right now kenn nag di train Europe right. ak gàttal mi leen bañ ku nekk mu ngi def sa individual wala bi si baag yaram bi la rek mu nekk di daw di train because for you have to keep yourself fit because even this time bi tuuti na sale waaw di moo yaa ngi dem 10-15 minutes di nga mos energy so it's good to keep yourself but kenn amul kan la di wane train dafa start te su dee sax yow nga war a struggle ba sa fitness fu nekk da nga war a bàyyi fu level sa mbir yi jim yi am fa waaw ak tronc calls yi daf la gën a mën a doon moo fitness dafa ne comme une fin de précision léegi comme office comme ñu naan léegi doo play 1 month waaw da 1 month bu foog nga toog foofu waroo toog nga bàyyi sa loxo foofu always da nga war a jóg sa backyard bi waaw di dem even dis tam bi diggante mayoo sa soo ko def sa daw bi 1-2 30 minutes di nga effect bi di nga ñaar di nga am stamina bi di nga am determination bi so it's very good lu ma def bi because season bi first round bi jeex na léegi ñu si very important side bi comme ñoom tam ñu ngi try pour mu tuuti Serie A xanaa pour next season so deful tamit su waree doo ko moom fitness am it daf ko dafa lose fitness am te loolu dafa struggle back pour mën a ñëwaat his best but it's good xam nga mu ngi lii genre season su ñëwee rek dafa continuer game I believe other players tamit ñu ngi def tamit because of warloo toog because of ñu season bi si mid season bi leen nekk right now because of ñu ñëwoon match April mi mu jeexee so time bi la team si di day sola place at their best so it's good lu ma def ni ñoom maanaam mu kibam ko di ko def every day su ma relax 2 days because Serie A will be back as soon as possible because I believe Chelsea ñu bàyyi Clay seen dëkk léegi dugg na Italy I believe within next 2 weeks everything will be down in Italy inshallah. right loolu nekk lu nga xam ne am nañ si yaakaar bu baax a baax benn tey tamit rek kontaan si bu baax a baax benn tey rek Gayra player just send a message ne jamono bi moom it mu ngi play lii di patam ndig yónnee na ay koppar si waajuram bu jigéen pour rek ñu jënd ay glove jamono bi sanitizers pour rek gis ne ñu ko mën a desaare si biir lii di dëkkuwaay bi yaakaar naa ne Gayra dina very good job. waaw gars yi jiw ko mu ngi so ndaw na nag ba li ñu def nii su yàlla tamit na ko fay ci lu ma gën a mun a def foofu la yàlla dina ko dimbale loolu is very good although just mu ngi start like because yàlla dina ko reward because nekkul ñëpp a mën a am that access am glove am plivin bi saabu bi wax nga rek di gën a séntu di protect nit yi waaw young player just start so nag ko lu Gayra def rek dinañ try bu baax a baax ñaan askan bi rek Gayra loo xam ne def na ko nañ ñeneen tamit évaluer kii di Gayra Diouf def lu nga xam ne jamono bi wane na ko
mu ngi bitim réew waaye fàttewut lii di fii yónnee na pour rek ñu gis nañ mën a jënd ay bagages matuwaay yi nga xam ne dina mën a aar lii di am réew mi kon nag congrats to Gaynde Diouf benn tey ñuy ñaan ñeneen ñi nga xam ne jamono bi rek yéen a ngi seetaan lii di programme bi mooy players yi yéen it rek ñuy ñaan ngeen def seen quota pour gis rek dina am loo xam ne di ngeen ko mën a def xam nañ ne yéen a ngee def waaye still naaw ñuy ñaan rek ngeen a pousse lu mel ni kii di Sadio Mané gis nañ kii di Mohamed Salah xaalis bu bëri nga xam ne joxe nañ ko Cristiano Ronaldo joxe na full hotel am nañ ko def lii di ama lopitaan in case su fekkee ne in Portugal feebar bi ëppoon na leen loxo nañ use hotel am bi seen hospital te docteur yu fa nekk yëpp moom as player Cristiano Ronaldo mooy fay docteur si own pocket am government leen fay so foog naa ne xam nañ ni players yi amuñ si the stage waaye ku nekk stage boo am rek mun ngaa def si stage boo am so yaakaar nañ ni c'est very good gesto te apprécié nañ ko bu baax a baax si di young player ki di Gaynde Diouf. Gaynde Diouf c'est to the fantastic because of although mooy di first player bu ko def nag to be frank bu ndégagum xam naa ñeneen tamit nañ def meso tamit yóoni si dara parce que sama ne ay yeneen compagnie si sax génn spend fi seen xaalis dina ay bufandi wata tàngin daw ak suub pour def ko si yeneen li fi si yeneen département ni yeneen yi jël ko jox ko WHO yónni xaalis bu ko moom just a start la play bu ndaw la amul noonu bu baax but in long run in the future yes dina am li just something like loo xam ne you feel like to do it for your people so ñaan boobu rek baax na ca beneen yeneen top players ñu ngi ko def suñu dégg yeeg Sadio Mané génne na am millions US dollars pour may ko gaay plus tamit Cristiano Ronaldo moom mun def is unbelievable kon ñu doon liggéey moom mun def sax moo gën a def ko mun def full salam la jël ak docteur yu fa nekk moom moo leen ñëfee any médecine bu gaay ne moom moo leen ko jox lu gaay nit mën na ko génne pour gaay mun a pour disease bu mun a kii yow so lii c'est global team la comme ni ko Amérique déwale mu ne this is a war against a virus that you did not see so but they know they have a solution to fight it and like they want to maybe within the 12 weeks as from tomorrow Monday so Sunday they will try it everybody be in easy it maanaam mu safe lockdown for the meantime xam nga daa mën a kii yoo ñoo xam ne ñu ngi am living bi infection bi daal but lii façon comme la ko waxee next week bu ñu ñëwee di discuss colossal li nga discuss comme things is statement training resume stable because fii Gambie dañoo wane 21 days te things are wrong affaire days dafa gaaw probably next week rek ak beneen week dafa affaire yëpp inshallah yëpp jeex na daal. alright jërëjëf thank you very much ñu bàyyi la nga taxaw Kampo. just to thank viewers yi rek ñoom right now ñu ñëw seetaan I think gars yi lifin leen jàngane si torop dinañ def vidéo si from the GFF président ak suñu Gambian players yi tamit ca beneen bëgg tamit mu ngi train pour keep boppam fit bu ko football isut bu ko soo loolu amee xaalis tamit isut so foog nga have to keep yourself fit but the advice mu may joxe rek let's be safe déglu WHO seen guidelines yi so ñu topp ak guidelines yooyu bu ko islam sax set la wax so keep on sporting ben next week inshallah. Alright, thank you very much. Lii la ñu wattu ñëwoon fii ci Star TV ama sport Bantaba waaye nag bi ñu mën a dem te gërëmu ñu nga xam ne rek ñoom ñoo ñu jàppale woon si machine yi jàppale ñu lépp lu nga xam ne rek moo tax ñu mën a toog fii mën a waxtaan ak yéen ngeen koy gis si Star TV TNT bi comme ma ko waxee every week rek képp nga xam ne rek bëgg ngaa gis all di channel TV yi nga xam ne ñu ngi available fii si biir li dem réew mi ak foofu si biir li dem Sénégal kon nag loo mën a def rek mooy ma trial nga am TNT receiver loo mën a def rek ñëwal fii si Star TV boo ñëwee fii nag di nga am receiver of TNT di nga mën a seetaan lii di Star TV di nga mën a seetaan télé yi nga xam ne yëpp ñu ngi fii si biir lii dem réew mi ak yeneen télé yi nga xam ne ñu ngi foofu sa Sénégal ak télé yi nga xam ne ñu ngi foofu sa bitim réew kon yaakaar naa ne dinañ yëmbal mbir mi boo leen ñëwee fii si Star TV rek ñëw leen fii di ngeen mën a am receiver yi ñu ngi available kon nag gërëm ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi doon seetaan turu di TNT ak ñu nga xam ne ñu ngi doon seetaan turu di ama Facebook Star TV ama live streaming bi ben tey dinañ gërëm bu baax a baax kii di Lamine Menga mu nga xam ne rek moom mooy njiiti ama caméraman ak caméra women yëpp fii si biir lii di ama kër yi dinañ gërëm Aliou foofu sa contrôle ama room mu nga xam ne rek def na lu rafet jamono bi ñu jàppale ñu programme bi ama génn dinañ gërëm kii di Mariatou Menga ñu nga xam ne ñoom it ñoom ñoo ñu toogal fii pour xool lépp lu nga xam ne mu ngi génn Ndeye Ndiaye moom it dinañ ko gërëm bu baax a baax kii di Tumata Ba gërëm gaay bu baax a baax ñi nekk nañ ñu nga xam ne rek jàpp nañ si bu baax a baax kon nag duñ mën a dem te gërëmuñ leen ñoo tax ngeen gis nga xam ne ñu ko gis si télé kon nag gërëm bu baax a baax ñu jox leen dox ndaje ba next incha allah bu fi ñu wootee dinañ waxtaan
leneen lu utee li dem ak coronavirus si by God willing incha allah dina fi dellu si waat